di leen nuyu bu baax yéen mbokki internet ñuy teewlu ci suñu chaîne bi di Sen Sport l'officiel ñu ñëwee teg yéen ci journal bi nga xamante ne moom la ñu jagleel mercato bi mu di jënd ak njaayu joueurs yi di leen fàttali rek ne mën ngeen abonné ngir am bépp vidéo boo xamante ne ñoo ngi koy def. ci nag transfert yi gën a fës nag bokk na ci bosu Sergio Ramos joueur bi moom fësal na génnam ca Real de Madrid ginnaaw bi nga xamante ne def na fa ak fukki at. nekk tey nag la fas yéene amal ab conférence daal di rek siiwal boobu les nouvelles président bi di Florentino Pérez moom sax li mu bëgg rek moo di rendre hommage ki nga xamante ne moo jotoon na nekk capitaine foofu ca équipe bu merengue yi li muy bañ rek moo di li nga xamante ne moo daloon ka fa nekkoon légende di Iker Casillas wala sax Cristiano Ronaldo maanaam jógee ci club rek amoo benn hommage loolu rek lay bañ mu dal ki nga xamante ne moo di Sergio Ramos. Espagne ak officialisation wu ñëw défenseur bii di Aïssa Mendy nekkoon ca Real Betis moom mi leen nag nekkoon capitaine bu Algérie rek dafay daal di signé ngir club bii di Villarreal ginnaaw nag bi nga xamante ne toog na lu ëpp ñetti at foofu ca Real Betis joueur bi rek daa dul renouveler contrat am ndax rek dafa bëggal football lii di Ligue des Champions saison prochaine loolu nag moo tax rek mu dem ca Villarreal signé foofu ab contrat bu yees Villarreal nag contrat bi nga xamante ne proposé nañ ko Aïssa Mendy rek day daal di tax rek ñu préparé ñàkk seen beneen joueur bi nga xamante ne moo di Pau Torres te jamono ji moo ngi football Euro bi ak équipe bu Espagne. beneen transfert bu joto officiel bokk na ci bu joueur bii di Maximilian Philippe nekkoon joueur ca Borussia Dortmund te ñu àlle woon ko ca Wolfsburg la gën a décidé nañ rek daal di jënd définitivement joueur milieu de terrain boobule joueur bi moom sax xaatim na ab contrat ba 2021 yeneen information yu dukkee ci wàllum transfert bokk na ci bu David Luiz joueur bi nga xamante ne nekkoon na ca Paris Saint-Germain jar itam ca Chelsea te doon football ca Arsenal ginnaaw bi contrat am jeexee jamono ji nag jàpp nañ ne rek moom milee di David Luiz rek Olympique de Marseille la dara dama fekk ji nar na fa nag xaatim contrat bu ñaari at information boobu noonu Foot Mercato moo ñu ko jox. beneen information bu Foot Mercato joxe moo di transfert joueur bi di Matteo Guendouzi moom itam nekk joueur espoir français ñu àlle woon ko ca Hertha Berlin moom itam suñu sukkandikoo rek ci Foot Mercato moom itam Olympique de Marseille rek la nar a dem football saison bi di ñëw ñoo ngi wax ci transfert bu toll ci 10 millions d'euros. beneen transfert itam foofu ca Olympique de Marseille mu ngi tudd Conrad Fuentes moom mi lee sax benn joueur la nekk ci équipe bu Barça B moom mi lee nag ab attaquant la Olympique de Marseille nag 5 millions d'euros rek la def ci table bi rek ngir mën a recruter joueur boobile. ca Olympique de Marseille la ñuy desandi ba léegi ak joueur bii di Giovanni Simeone di doom ci coach bu Atlético de Madrid moom attaquant bu am ñaar fukki at ak juróom moom itam Olympique de Marseille rek moo ko teg gët ngir rek mu ñëw foofu noonu rek renforcer seen attaque boobile suñu jógee ca Marseille nag ca Olympique Lyonnais rek la ñu daal di jëmandi ginnaaw bi nga xamante ne ñoom ñàkk nañ joueur bii di Memphis Depay jamono ji ñoom nag dañoo bëgg rek daal di recruter joueur bii di Marcus Thuram nekk ab attaquant di football ca Borussia Mönchengladbach Olympique Lyonnais nag nee nañu profil joueur boobu intéressé na leen bu baax ca France ba léegi joueur bii di Willan Cyprien nekkoon ca OGC Nice ñu transféré woon ko ca Parme moom mi leen nag club bii di FC Nantes moom rek la bëgg daal di recruter ngir rek ñu ñëw renforcer milieu de terrain bu FC Nantes suñu jugee foofu noonu ca France ca Angleterre la ñuy tàbbi ak Arsenal mi nga xamante ne jamono ji ci phase de dégraissage la nekk ci loolu nag
daanaka joueurs yu bëri jóge nañ fa ku ci mel ni David Luiz, Dani Ceballos wala sax Martin Odegaard. joueur bii di Willian moom tamit il est sur le départ te pour renforcer départ yooyu yëpp nag joueur bii di Ramsdale nekk ab góol doon góolu ca Sheffield United moom rek la Arsenal bëgg jënd ngir rek mu ñëw renforcer seen secteur boobule somme transfert bi xayma nañ ko ci 38 millions d'euros te Arsenal ba léegi mais bi yoon nag wàlluma départ la joueur bii di Smith Rowe moom nag waa Aston Villa rek ñoo ko bëgg recruter moom mi leen nag toll na ci 29 ans ci suñu sukkandikoo nag ci foot mercato ba léegi transfert bi nga xamante ne moom la waa Aston Villa proposé toll na ci 35 millions de livres suñ ko xayma toll na ci 40 millions d'euros Arsenal nag li muy laaj rek daanaka ëpp na loolu. suñu jugee ca Arsenal nag ca Chelsea la ñu jëm ak nouvelle bi nga xamante ne jamono ji sax ñëpp moom la ñuy débattre mu di ñëwub kii di Erling Haaland information boobu nag Fabrizio Romano daal dina ci def ab post niki barki démb wax ne joueur bi ak club bi sax ñoom dugg nañu en contact te joueur bi si boppam moom sax bañut rek daal di dem rejoindre équipe bii di Chelsea beneen équipe bi nga xamante ne moom nekkoon na en contact ak Erling Haaland mu di Manchester United dafa mel ni ñoom rek dañoo jël dossier boobu daal di koy gas rek suul ndax jamono ji seen effort yëpp ñoo ngi koy consacré ci Jadon Sancho. Foot Mercato nag mu ngi xamal ne joueur bi ak Borussia Dortmund daanaka sax tombé nañ ci ab accord bu toll ci 90 millions d'euros transfert boobu nag suñu sukkandikoo ci Foot Mercato ba léegi narut nekk transfert bu sec waaye club bi rek day daal di dugal ab somme ba jëmmi jamono rek ñu daal di fay boo bilee ca Manchester ba léegi ak joueur bii di Kylian Trippier nekk ca Atlético de Madrid di fa football au poste de latéral droite moom nag Manchester United rek da ko bëgg daal di recruter indiwaat ko foofu ca Angleterre waaye nag jamono ji ñu toll nii ne rek waa Atlético de Madrid pare ñu rek ngir bàyyi seen joueur boobile ndax moom moo fay titulaire ci poste boobile journal bii di The Sun moo ñu xamal bile information suñu demee ci beneen journal mu di l'équipe moom nag ca Everton la ñu yóbbu ak entraîneur bii di Rafael Benitez moom nag jamono ji mën nañu wax daanaka moom moo fas yéene dem remplacer Carlo Ancelotti ca Everton contrat nag boobu ñetti at mooy xaar entraîneur bile ci boobule club ca Everton ba léegi ak joueur bii di Moïse Kean nga xamante ne ñoom ñoo ko able woon ca Paris Saint-Germain jamono ji nag dafa mel ni sax waa Everton ñoom dañoo bëgg rek daal di récupérer joueur bi li ko waral mooy kafay attaquant titulaire di Dominique Calvert-Lewin moom nag Tottenham rek daal dina koy teg gët su fekkee ne joueur bii di Harry Kane dafay daal di rek jóge transfert boobu nag xayma nañ ko ci 75 millions d'euros ñu jeexal journal du mercato ak joueur bii di Memphis Depay ci conférence de presse bi nga xamante ne amal na ko niki mercredi bile ci match bi war a dox seen diggante Autriche joueur bile moom nee na bëgg-bëggam yëpp rek dem football ca équipe boo xamante ne Ronald Koeman moo koy entraîner rek la moom sax rax na ci doole ne jamono ji yëpp ñëpp xam nañ ne rek moo ngi woon en contact ak waa FC Barcelone nee na ci lu yàggul dara rek nit ñi dañuy am lu leer ndax dana fa dem waaw am déet mbokki internet yi di leen jaajëfal bu baax di leen jox dig daje ëllëg ci beneen journal bi ñu jagleel wàllum mercato